mbokku téléspectateurs yi safooti ànd ak ñun ci ITV yegsi leen ak jàmm ci seen bloc d'information la totale tey jii mbokk yi ñu war a waxtaanee lu jëm ci ëttub taskatu xibaar yi lan la ñu war a mën a defee suñu liggéey ak itam ci yenn anam lañ ko war a mën a amale waaye itam yenn rëq-rëq yi ñuy gis waaye nan lañ ci àndee ay saafara loolu nekk ay mbir yoo xam ne dafa soxaloon loolu ñiiti waa SYNPICS nekk syndicat bi xam ne moom moo ëmb lépp loo xam ne professionnel nga muy yëngatu ci wàllum communication ak média ñoom ñoo taxaw amaloon fan yile ab assise boo xam ne ubbi nañ ko fukki fan ak ñett la woon ci weeru janvier bile ngir waxtaanee lépp lu jëm ci biir presse sénégalaise tey jii pour waxtaanee loolu nag dañuy am mbégte dalal ci plateau bi secrétaire général bu SYNPICS boobe Bamba Kassé Bamba ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu waa Sénégal bàyyi itam nga nuyu journaliste fépp fu mu mënti nekk wala tamit professionnel de la communication. asalaamaaleykum wa rahmatulah Hassana ma tàmbale ci yow mi ma invité gërëm la sant la di nuyu seen téléspectateurs yëpp ak sama mbokku naataango yi ñuy seetaan ak public sénégalais bi yëpp. alors Bamba ni ngeen ko tàmbal ni ma ko doon waxee ci ndorteel gi rek fukki fan ak ñett ci janvier ngeen démarré lii ci assise sur les médias boo xam ne li ngeen ci undu mooy saytu lépp loo xam ne daa nekk ci biir liggéeyu tasub xibaar ak itam liggéey ba nañ koy defee. ñu bëggoon rek nga dellu si waatal ni ci motivation en tant que tel est-ce que da ngeen seetlu ci métier bi loo xam ne da ngeen jàpp ne nekkul lu ci set wala loo xam ne dañ ko war a gàgganti moom moo tax ngeen ni faw ñu amal ab taxaw seetlu. waaw ñaar yëpp am na ci mais am na ñetteel bu ci nekk. est-ce que dafa am lu ñuy jàpp ni dafa set war ko seetantal effectivement am na ci média yi il faut le reconnaître est-ce que dafa am lu ñu war a gàgganti tamit am na ci. mais également bu weesoo loolu lu tax a jóg assises yi mooy fexe ba gën a ñoŋal liggéeyu production de contenu au Sénégal damay taxaw foofu tuuti tudduñ ko assise de la presse dañ ko tudd assise des médias. waaw parce que controverse da ci am entre presse wala média. waaw xam nga média dafa ëmb presse. presse dafa bokk ci média. oui mais média moo gën a yaatu presse. donc lu tax ñu tuddee ko noonu mooy jàpp nañ ni fii ñu toll suñu réew. ci àdduna bi sax laay wax li ñuy wax guerre de contenu moo am maanaam ci jotale bi ngay jotalee li nga bëgg askan wi jot ci jaarale ko ci woy xarale yi dafa am daanaka benn guerre bu am ci wàllu woowu ñu war a nag loolu benn la ñaareel bi bu dee lu jëm ci wàllum koom dafa war a am ay setantal ak ay bees yoo xam ne dañ ko war a andi ci cadre production ak diffusion de contenu ci Sénégal gën ko lëkkale ak ni jamono di doxee ñetteel bi mooy tamit dañoo war a xoolaat bu baax métier bi ni muy doxee bu boobaa nag xëy na lu ci bëri foofu réflexion bi ci presse bi la jëm li ci sooxe yëpp ñu joxe ko nangu ko xoolante suñuy bët li nga xamante ne jàpp nañ ni du yoon ñu ne lii du yoon li nga xamante ñi koy def ñu joxeñ leen ne yéen a koy def liñ ci war a dindi ñu dindi ko bu ko defee ñu mën a am média yoo xamante ne day nekk média yu ñoŋ yu mën a amal njëriñ askan wi. xam naa dañuy tàmbali déjà ci mbirub ndax ni nga ko waxee mbirub production de contenu loolu moom média la ëmb nan la laataa ñu yegsi ci mbirub média dañuy taxaw déjà ci mbirub presse nga wax ko léegi setantal nekk na loo xam ne yàgg nañ ñu koy wax régulation ñuy wax assainissement wax nañ fi lu ne ngir ñu mën a xool nan la ñuy def ba ñi nekk ci biir métier bi mën a xam li seen liggéey ak ñu ko defee def nañ fi code de la presse bu bees gis nañu itam yenn ci kuréel yi ci mel ne SYNPICS li ci mel ne convention jeune reporter appel ak ñoom seen nu ñu nekkee chaque fois ci wax su amee ay dëng-dëng yu ci am métier bi su nekkee ne dafa xaw a jàdd yoon ba ñu warti ko taxawti waxtaanee tout le temps fan la rëq-rëq bi nekk ci ni ñu war a former ñi nekk ay homme de média la ci yoon wala ñoo yegsi ci biir métier bi fekk fi précarité boo xam ne yenn saa yi da leen di buux ci leneen. lépp nañ war a xoolaat formation boobu nga junj lu am solo la war nañ ko xoolaat war nañ xool naka nañ koy gën a méngale ak jamono war nañ xool naka nañuy def ba képp ku génnee ci école de formation est-ce que xam nga ne jamono ji ñu toll mën ngaa am chance ñu former la nga bañ a nekk nga bañ a def concours wala yu demee noonu mais nga am chance def benn atu formation lëmb biir CESTI ma cité ko nga génn ak benn diplôme boobu boo demee commission carte de presse kenn du ko nangu
kenn mënu koo nangu. kenn du ko nangu du valable. ndax du diplôme ñoom dañu jàpp ne attestation la. certification képp la. certification boo ci amul yeneen critères yi nga xamante ne moo lay accompagner mën ngaa bañ am carte nationale de presse. donc yooyu dañ ko war a waxtaan. yooyu ay mbir yu ñu war a leeral la. ndax bu fekkee dañ jàpp ne xaalis bi ñuy defee formation boobu c'est de l'argent public. te léegi ñu toll ci jamono joo xamante ne si boobu bu njëkk ba sax mën nañ leen koo nangul mais léegi ñoom dañoo am lu ñuy wax formation professionnelle. est-ce que waruñu réorienter xaalis boobu au lieu muy dem ci fonds d'appui mu dem ci carrément ñu jox ko ay bourses ay ndaw ay góor wala ay jigéen yu nekk Ndakaar wala feneen ci biir réew mi ñu defal leen ko bourse ñu def carrément un cursus génne seen diplôme loolu foog ñu waxtaane ko. est-ce que techniciens yi sax ñoom souvent amuñu problème mais est-ce que par exemple technicien bi nga xamante ne amul diplôme mais def na 10 ans wala lu ko ëpp wala juróomi at wala en tout cas war na xarañte bu tax muy liggéey ci biir télévision wala muy filmer wala muy éditer monter wala muy ut mu nekk technicien son wala mu nekk technicien éclairage en tout cas am na expérience boo xamante ne vraiment mook ñi génn école ñoo yem wala même journalisme est-ce que kooku wala ñu xoolaat naka nañu war a defee ba lu ñuy wax validation des acquis ñu mun ko defal ndax li ciy xew ci ginnaaw mooy bu fekkee dafa taseeg ay patron maanaam ay ñu koy liggéeyloo ñoo xamante ne honnête ñu day laqatu sur le fait que amul diplôme pour bañ ko jox ak xam ak yelleefam loolu war nañ ko lijjanti. également war nañ lijjanti li ñu wooyee les nouveaux médias ndax nouveaux médias yi tey yow mën nga nekk journaliste fii am fi waxtu yoo fi liggéey boo paree am nga sañ-sañ war ngaa mën a am sañ-sañ am sa média boo xamante ni yow yaa ko moom sa bopp di ci xar say matt di ci dimbali ko mais loolu aussi est-ce que war nañ ko mën a lënkale ak liggéey bi nga xamante ni yaa ngi koy liggéeyal ki lay fay est-ce que élément yi nga xamante ni élément i rajo la wala i télé yow mën ngaa nekk fee na man youtubeur la damay jël émission Asana bi Bamba Kassé da dégg naa ko fa xaaral ma jël émission jël extrait yi dagg ko tourné ko nu ma ko neexee dugal ko sama chaîne YouTube 150 000 Sénégalais gis ko le 200 000 Sénégalais après man ma monétiser ko def ko sama poche tout ça c'est des questions yoo xamante ne dañ ne ba ci la place des chroniqueurs léegi Sénégal war nañ évoluer peut-être loolu lépp ñun ñoo koy déterminer suñu biir ak ñeneen regard extérieur ñu xam kan mooy chroniqueur yan relation la war a am ak média bi koy utiliser bi koy employer yan relation du point de vue ci salaire ak yooyu mais également yan relation du point de vue éthique est-ce que mën nga bokk tey ci benn kuréelu politique wala benn kuréelu diine wala benn kuréelu tarixa wala benn kuréelu nangam après nga xam ne wóor da nga fës da ngaa far après ngay ñëw ci média di utiliser beneen casquette di waxaale say idée donc yooyu yëpp xam nga en un mot et en mille dañu war a xam ni Sénégal d'abord du moom rek a nekk du moom rek ay réew dañu am ay réew yu ñu wër dañu bokk Afrique de l'Ouest bokk Afrique bokk ci àdduna bi lii xew feneen ak lii xew fii mën naa bañ a méngoo mais xëy na mën nañoo ànd tamit ñu war a nangu ni démocratie li tax ñu koy wax mooy ñëpp askanu yëpp dañuy yem dayo ci yenn yi maanaam li ñu woowee information maanaam xibaar ban rôle la am ci démocratie mooy di la jox yow di ma jox di jox keneen ku mënti doon mu koy jox ay firnde ak i ferñeent yoo xamante ne moo koy may moom mu utiliser boppam ak yóoru boppam pour mën a am gis-gis ci ñu réew mi di doxe mais démocratie du dañuy orienter nit ñi wala di leen manipuler di leen jëmale mel ni ay xar wala ay ñu amul xel di leen te loolu dafa am ay phénomènes yu bëri yu si nekk dañuy wax soft power xam nga bu ma nee dañuy jàppe nit ñi ay xar ak yooyu du teeg jàggan rek dañuy ñëw naan ay jàggan nii déedéet nit ki léeg-léeg junj yi ngi koy junj muy répété mu koy junj du ko santi sax yaa ngi ko koy junj loolu dafay dem ba da koy transformer li tax ñu war a def assise des médias yi mooy dafa am benn boroom xam-xam bu ne bien informé Alfred Sauvy la tudd maanaam boo jëlee xibaar yu baax yu wóor yu wér yu set
nga koy jox nit ñi da nga leen di transformer ñu nekk ay citoyens mais boo jëlee ay xibaar yu lëndëm yu xaw a dëng yoo xamante ne dafa nga ci am loo ci ñambaas di ko jox nit ñi da nga leen di transformer ñu nekk ay sujets loolu nag waaw dañuy da nga leen di tënk nga tënk seen xel journal média rôle am mooy di joxe ñetti rôle la média am te loolu tamit nga baal ma mais ma fàttali ko mooy informer maanaam mooy xibaar di xibaar nit ñi mooy éduquer maanaam mooy di yar nit ñi di leen xirtal ci di leen gindi bi ci mujj mooy divertir maanaam di leen waaw ñu ci bànneex ñett yooyu est-ce que tey bu ñu xoolee par exemple suñu chaîne de télé yi nga xamante ni ñun ñëpp dañu signé convention signé cahier de charge d'abord est-ce que convention ak cahier de charge boobu dépassé wul parce que aussi cahier de charge de convention il faut muy adapté wu ak ni muy doxee bu loolu weesoo est-ce que lañ fa signé ñu ngi koy respecté est-ce que tey boo amee chaîne de télévision nga ne man chaîne de télévision généraliste laa am donc am naa droit def publicité commerciale ma ne man chaîne de télévision thématique laa am licence thématique laa am culture lay def wala xasida lay wane wala nangam mais après bu ñu ñëwee ci marché publicitaire bi yow mi nga xamante ne généraliste nga am ay salaire yooyu fay am ay lu ñu la teg nga fekk ma fa may mën a ñuy buuxante donc yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante ne dañ ko war a xool bu ñëwee ci presse écrite bi ma terminer foofu balaa ma lay delloo kàddu gi est-ce que journal mën na exister di jar 100 francs di tirer à 3000 exemplaires 3000 di jaay 60% de vente nga posé wu question nga ne non journal bi même fekkee juróomi employé rek la am fan lay jëlee xaalis bi ci vente bi pour di leen fay donc est-ce que li yenn nit ñi di ruumanaat ne yenn journaux yi ay yenn borom alal ñoo koy moom pour mën di exister di mën di def pression wala est-ce que ay hommes politiques ñoo koy moom soit ñu nekk ci pouvoir bi di moom ko di ko jëfandikoo leen neexee pour orienter opinion bi wala ñu nekk ci opposition bi moom ko aussi di jéem a orienter ñi ci beneen wàll donc toutes ces questions là dañ ko war a résorber benn yoon bu ko defee nag ñu am cadre bi nga xamante ne mooy cadre bu mat bi ndax sànq yaa ngi tàmbale sa laaj di ma laaj wàllum loi portant code de la presse loi portant code de la presse lu baax la ndax moo tane fuuf lu fi newoon mais loi boobu damay fàttali ne diggante bi ñu koy tëgg ak diggante bi ñu koy voté waxuma sax ak léegi diggante bi ñu koy tëgg ak diggante bi ñu koy voté daanaka fukki at jàll na loi boo xamante ne bañ ko càmbaree ak ba bañ koy jàllalee assemblée nationale fukki at jàll na ça veut dire que lu bëri romb na ndax loi boobu tey par exemple il a fallu ñu jël beneen loi pour que muy wax ci waxi réseaux sociaux yi est-ce que parce que ñun ñëpp journalistes yi ak médias yi léegi dañuy utiliser les réseaux sociaux pour diffuser est-ce que waruñu càmbaraat sax loi boobu loi code de la presse bi yokk ci wàll kii boobu canal bi nga wax dafa jox beneen idée tey télévision yi seen télévision privée yi ñëpp ñu ngi ci bouquet canal te ñoom ñëpp li leen loi bi obligé tey mooy ñoom ñëpp ñu nekk ci bouquet TDS waaw muy TNT est-ce que canal par exemple c'est une question que je pose est-ce que canal am na droit ñëw Sénégal jël suñu chaîne yi dugal ko ci bouquet te du fay parce que canal du fay gars yi dara waxuguma sax redevance bu canal war a fay état bi mais chaîne bi nga xam ne parce que yow da ngay produire itélé dafa am ay caméraman am ay truc dañuy dem di produire jël contenu bu set wecc jox ko canal mu def ko ci kem du la fay ñaari dërëm te moom muy am publicité di ko jaay par ailleurs dans le monde donc yooyu yëpp ay question la yoo xamante ne il faut que ñu xoolaat ko pour xam effectivement lan lañu war a tëgg lan lañu war a togg régulation bi fan la war a jëm autorégulation bi fan la war a jëm lan lañu war a dooleel ak lan lañu war a xoolaat loolu bu ñu ko deful je pense fa ñu jëm dafa nar a nekk fu raglu fu raglu mais waxtaan bi pour ñu amal ko foog ñëpp bokk ci te gis nañ ni ba ñuy dogaati tàmbali benn pàcc ci presse bi suñ ko mënee wooyee noonu muy patronat bi ndax mënuñu leen ci exclure ñoom newoon nañu niñ leen invité taxoon na ba duñ ci fekk duñu ñëw wuyu si leen est-ce que waxtaan am na seen diggante ak ñoom ngir ñoom ñu mën a ñëw bokk ndax tamit su fekkee dañu def assise te patronat bi nekk fa peut-être conclusion yu ñu ciy jëlee ñoom pour ñu appliquer nañu wax na nekkuñu foon est-ce que waxtaan am na ci. waaw d'abord man damay tàmbale pour jox patronat Sénégal seen wàccuwaay ndax Sénégal bu ñu mën a wax tey ni réewum démocratie la
dafa fekk ni am na lu ñu woowee média privé yoo xam ne am nañ fi depuis presque 20 ans wala plus de 20 ans. plus de 20 ans. ay sénégalais yoo xamante ni mënuñ dem liggéey ci média public yi jël seen décision dañoo ñun dañuy dem investir média privé d'ailleurs may rendre hommage ñu mel ni ay Babacar Touré ñu mel ni parce que moo créé le premier groupe privé sud ñu mel ni ay Sidy Lamine Niass nga xamante ni moom tamit ci benn bi hebdo wala benn hebdo non bi mensuel la tàmbale woon dem ba mujj mu samp vraiment un groupe de presse ak ñu mel noonu dañ leen di sant dañ leen di fàttaliku ak yéene di leen ñaanal di reconnaître vraiment lu ñu def ci métier bi mais même côté patronat de presse léegi dafa évoluer maa ngi ko doon wax keroog sama benn xarit bu bokk ci CDEPS d'ailleurs mën na ko il faut ngeen xalaat ni bu fekkee patronat mooy ñi nga kuréelu bi ngànk ñi nga xamante ne dañoo moom seen média tey bu yóbboo kon ngeen xoolaat seen carte de membre bi ñu ko jaayee parce que man mii di wax ak yow bu ma neexee suba ma nekk patron. bëri na ci parce que bëri na léegi freelance yoo xam ne am nañ seen groupe. c'est très simple suba 500 000 francs ma jënd benn nom de domaine jënd benn site fay benn développeur mu développeur ma site 500 000 laa wax. ma yor sama micro dem jënd sama logo def ko sama micro jënd benn caméra. wala téléphone sax wala téléphone jox ko ñaari boy di leen fay ku ne fukki junni nekk patron de presse comme ñëpp. donc ma ne leen coow li du ay patron laa ak du ma patron coow li mooy dañoo bëgg waxtaan wu yaatu waxtaan woowu yeneen kuréel yëpp bokk nañ si yéen mënu leen xaar ba ñu ne suba la ngeen di gën ay communiqué ngi demee noonu loolu moo nekkoon sama posture moo nekk sama posture ba léegi diggante bi li ci bees mooy Diatou Cissé Coulibaly ngi nga xamante ne suñu mag la ñun nekk suñu doyen ba pare ñëpp reconnaître ko nag ci réew mi ak si média ndax mooy première femme bu diriger syndicat wu journaliste fii ci Sénégal ak sax je pense dans bu ñu comparer même pays africains yu bëri amaguñu lu mel noonu sol na tànkam sol na ay dàllam dem na seeti gars yi doxal nañ benn réunion boo xamante ni ku ne wax na leen naqari mais au final on va se retrouver autour de l'essentiel donc ñun ñu ngi woowaat encore nga may ma gën a fëddali parce que am na ñoo xamante ni sax nee nañ ñii dañ ne dañoo jot invitation mais lundi nañ ko jot affaire bi jeudi mais am na ñoo xam ne jotuñu sax invitation donc ñooñu ma leen di jégalu ñu jotagul invitation dina wax bu fekkee ni mbir mi ñor na leen te jàpp ngeen ni réew mi soxla na ñu jàmbaraat ndëppaat ay médias ñëw leen fekk suñu àndaale seen xalaat ak seen xam-xam ñu àndandoo dem. suñu ñëwee lañ fay andi waaye itam nan la ñu war a mën a waxtaanee presse yi mbirub média yi ay poñ la yu am solo yoo xam ne dañ ci xoolaat ñi nekk ci biir média yi itam seen nekkin ndax waruñu ko xoolaat yenn saa yi mooy andi ñuy wax ab bipolarité te monde média yi nekk ci nguur yi nekk ci gujji gi wala yeneen yu ñu mel ndax loolu nekk na lu gën pour liiti Sénégal loolu ay poñ yoo xam ne dinañ ci débattre ci ñaareelu pàcc seen émission bloc d'information la totale. léegi mbokk yi tuuti publicité la ñuy seetaan dem ci xibaaru nasaraan ni 19:45 dellu soit ci kanam incha allah. gërëm ko moom Adama Nuskaba ci xibaar yi xam ne moom laa andi woon ci kàllaamay nasaraan ci mujjanteel pàcc seen bloc d'information totale on va leen tey ñoo ngi am ci plateau bi Bamba Kassé nekk le secrétaire général bu SYNPICS ñu waxtaanee lu jëm ci assise des médias ni mu ko andee ay leeral moom mi xam ne moom la ñu sumb fukki fan ak ñett lañ ko tàmbale ci weeru janvier ba léegi Bamba wax nga ko léegi ñi ci patronat bi dinañ leen wuyu si ci biir waxtaan boobee ngeen amal waxtaan bi lan mooy mujjanteel bi lan ngeen yaakaar ne war nañ ko ci mën a génnee ak suñ ko génnewee nan lañ ko war a mën a tegee sur la place publique ba ñii xam ne ñooy professionnels des médias yi mën ci mën jëfandikoo waaye itam xam yan jooyanti lañ war a def. waaw donc damay profité nga même tuuti rek parce que comme émission bi ñu bëri dañ koy seetaan ci suñu biir. te comme ni ko tubaab bi waxee souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. ma profito pour wax ak surtout les jeunes reporters. Oui, surtout. Par rapport à la carte nationale de presse. di leen xamal ni le fonds d'appui jox na commission nationale carte de presse lu toll ci 8 millions. pour que 800 cartes
de presse puissent être édités sans que seeni borom ñu woyofal leen ko ñu bañ a fay 12 000 francs yi mais ñu fay 2 000 francs kese yoo xam ne dañ ko verser correct. d'accord boo gisee may wax loolu xam nga Sénégal dañoo tàmm faral bu mbir taxawee au lieu ñu dem ku ne farlu defal ko ku ne day toog sa wet di xaar ba ñu ne xës ne voilà nag léegi date bi jot na ku ko amul considéré tuñ la comme journaliste te déjà même ambassades yi nga xamante ni am na ambassades yu nekk fii Sénégal surtout les ambassades occidentales ñoom ñu ngi commencé depuis lors di laajte carte bi kañ lay am carte bi kañ lañ koy valider donc moo bëggoon ci profiter rek wax gars yi ne leen nañ gaaw deputi seeni carte nationale de presse ndax mooy tax nga mën a am protection bi nga xamante ne war nga ko mën a am te bu boobaa dara du la bett. kon donc am na 8 millions yoo xam ne fonds d'appui. 800 cartes yoo xamante ni seeni borom. teggil nañ leen coono fay 10 000 francs yi. d'accord mais bu 800 yi jeexee nag dañuy ñëwaat di fay. waaye 2000 francs yi moom dañ koy fay. ba léegi waaw 2000 francs yi moom 2000 francs correct la quoi. waaw d'accord léegi pour dellu si sa question damay firndewaat ni assises yi. xëccoo amu ci ñun SYNPICS bu ko beneen kuréel organisé woon dañuy dem ànd ak moom ndax Sénégal fi ñu toll néew na ku mën a yëkkati loxo sa kaw ne suñu médias yi moom gongo néew na ku ko mën a wax suspicion yeeg accusation yeeg ni muy demee orientation bëri na ay manquement yoo xamante ni ñu ngi ci biir médias yi sànq bi ngay waaj a pare première partie bi yaa ma doon laaj sax lu jëm ci wàllum condition wu jeunes yi dinañ si ñëwaat ci kanam mais daal jàppal ni fu mu nekk nii ñëpp nangu la ñëw et que dinañ ci dem maintenant balaa ñoo jëm ci lan moo ci génn ñu wax tamit tuuti ci naka la war a demee parce que gis nañu ne keroog ay atelier moom ngeen ko defoon keroog ci ndorteel gi dañuy def benn atelier boo xamante ne dañuy andi ñëpp borom xam-xam yi ak ñi mbir mi soxal ñu ñëw ñu discuter lu ñu woowee les termes de référence bu ñu paree dañuy déterminer les thèmes ak l'agenda bu ñu paree ci déroulé bi dinañ ubbi sax lu ñuy wax avis à contribution ndax am na ñoo xamante ne xëy na ñii ñu ngi bitim réew ñu ngi ci biir réew mi mais amuñu jotu ñëw wala xëy na jàpp nañ ni ñoom bokkuñu ci corporation bi donc pour ñoom xëy na ñu leen invité yu mel noonu te am nañ ci seen xalaat ñooñu seen xalaat dañ ko soxla te donc dina am benn avis à contribution boo xamante ni avec des séquences yu claires ku nekk lan nga constater lan nga analyser ak lan ngay proposer bu ko defee loolu mën ko boole dëxëñ ko assises yi mujjantal ga mooy bu ñu tënk lépp ci benn genre rapport wala benn genre livre blanc wala moo xam nu ñu ko tuddee dañ koy jëmmal ci benn journée bu mag boo xamante ni dañoo bëgg képp koo xamante ni da nga am ndombal tànk ci réew mi muy ci wàllum politique muy ci wàllum diine muy ci wàllum leneen nga ñëw teew bu ko defee ñu ne lii nañ fi jukki ci ndaje bi nga xamante ni door na ci ay semaine ba ñu fi paree lii moo fi tukkee bu ko defee ci loolu am na loo xamante ne état bi moo ko war a doxal am na leneen la ci loo xamante ne xëy na ñi nekk professionnels yi nekk ci biir selon les corps de métier ku nekk yaa ko war a doxal am na loo xamante ne également jàpp nañ ne am na ay kuréel yu bees yu war a juddu yoo xamante ne ñoo koy saytu donc ñun loolu nañ ko gisee schéma boobu nañu tracé pour le moment di ñaan yàlla nag mu may ñu gudd fan ba ñu mën koo fekkee. est-ce que implication autorité yi am na ci ba lépp loo xam ne day tukkee ci assises yi su fekkee recommandation la mu war a yegg ci kaw ngir ñu mën a def ci ay régulation ak yeneen est-ce que autorité bi impliqué wu ci ngir mën a yeggale mbir yi fa muy jëm ndax yenn saa yi dañuy wax ne dañuy def ay assises ak yu ñu mel waaye suivi du am application duñ ko ci gis. waaw xam nga d'abord symboliquement il fallait que ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk ci. métier mi bokk ci secteur bi te nangu ko te di ko nangu di ko afficher avec fierté il fallait que d'abord ñun ñu jëlal suñu bopp suñu ay matuwaay pour jëmmal waxtaan bu mel ni ndax bu ñu ko deful woon li naroon am mooy parce que même code de la presse bi nga xamante ni moom ñu ngi koy rafetlu mais code de la presse bi ñu bëri li ñuy fàtte mooy initiative bi gouvernement la woon gouvernement Abdoulaye Wade la woon moom moo defoon ay xaatam am ay conclusion am ne léegi nag acteurs yi dem na ngeen xalaati mais bii ñun ñoo jëlal suñu bopp suñu xalaat mais bi ñu koy jël bien entendu informé nañ gouvernement bi informé nañ surtout le président de la République du Sénégal nee nañ ko ñun dañu am lu ñu seetlu
ci suñu métier loo xamante ni yu bëri doxin yu jaarul yoon ñu bëggoon ko waxtaane suñu biir mais également jël ay xel ak i xalaat yu jógee feneen ci yeneen wàll bu ñu paree jëmbal ko dañu koy bëgg a jébbal d'accord na ci lu mel noonu donc je pense que autorité publique yi daal ñi nga xamante ne bu ñu noppee ñoom dogal bu ci amee ñoom ñoo ko war a jël ñoom yëg nañ ko te ñu ngi xaar donc ñu ngi koy xaar sànq am na poñ boo xam ne yaa wax nga ko ñu bëri ci assise bi surtout suñu classe gi jeune reporter yi lan la ñuy wax li ci ëpp solo ci ñoom mooy est-ce que assise yi su jeexee lu jëm ci seen condition de travail ak itam ni ñuy liggéeyee ak itam lu jëm ci ay contrat ak yeneen yi yu ñu mel ay assurance ak yeneen yooyu est-ce que dinañ leen ko lijjantil loolu nekk na ab laaj boo xam ne taxawaat na surtout ci assise bi bañ ci tàmbale est-ce que am na yaakaar goo xam ne mën nañ ko cee am. waaw d'abord yaakaar bi defe naa fu muy war a njëkk lalu mooy convention des jeunes reporters. bokk na ci kuréel yi njëkk ne waaw bi ñu ne dañuy teg assise. ñoom dañu ne waaw daal di daw ñëw toog ànd ak ñun. te bëri na ci loo xamante ni jàpp ne ni ñun ak ñoom ñoo koy liggéeyandoo. boo gisee mën ne ñun mooy ñun la comité de pilotage. d'ailleurs président convention des jeunes reporters ci la bokk. mais Ibrahima Balde. léegi question boobu nga ma posé dafa am ñaari tontu yu ma ci bëgg a andi. bu njëkk bi mooy est-ce que war nañu xaar ba assises yi jeex. pour ñu mën a li nga xamante ne àq ak yelleef la bu dal ci képp ku liggéey ci média pour ñu mën ko assurer. est-ce que war nañ ko xaar est-ce que tey yow bu fekkee da nga nekk liggéeykat. di liggéey ci wàllu média Sénégal am code de la presse. am convention collective. am loi portant code du travail. am yooyu yëpp mu nekk ay instruments. est-ce que da nga war a yow rek ñëw laqatu ci ginnaaw benn assise. wala est-ce que da nga war a sa gëdd ngeen xool nu ngeen koy lijjantee pour mun koo xëcc. pour mun koo kaas pour mun see jot. c'est une question parce que souvent aussi Sénégal dañuy fekk nga xamante ne moom càmbar nañ ko ba pare ba teg ko. mais ku ne ba nga ko soxla di ko tetal bët. Sénégal dañ ne. bu dee yeneen si am na secteur yoo xam ne da ngay waxaale ba jubóo. booy ñaata kii dama bëgg a defal ma liggéey ok ñaata nga may fay non naa la fay nangam non fay ma nangam mais secteur média bokk ci je suis désolé. parce que secteur média bokk convention bu définir ku nekk non secteur média waxaale bi day ñëw tegu ci kaw convention. c'est-à-dire da ngay ñëw ne grand waaw ok man de maa ngi nii caméraman la maa ngi doog a ñëw am naa diplôme sangam ak nangam am na expérience nangam ok damay ubbi télé dama lay jël ok waxtaan wi balaa ñu ko lal dañu war a jël convention bi teg ubbi. tak ok yow bu ñu la xoolee ci convention bi catégorie bi nga nekk classe bi nga nekk nangam nañ la war a fay. ñu tàmbalee foofu waxaale. bu fekkee waxaale mën naa ne. bu fekkee ni kii liggéeylu bëgg waxaale mën na man de lii laay fay lii convention bi wax. kii liggéey moom it mu xool moom mooy daan doole moom mooy am xam-xamam. moom it bu ko defee mu ne lii arrangé wu ma wala arrangé na ma mais Sénégal dañu ñëw loo xamante ne codifié nañ ko teg nañ ko nangam ak nangam yow nga génn sa école ñëw ñu lay gëmloo ay stage du 9 mois. di la gëmloo ay kii 3 ans. ngay ay nu mu tudd prestation. 7 ans de prestation. amuloo cotisation mais da ngay xëy sax journal ba tëj. d'ailleurs ma profité si seen antenne pour wax ko maa ngi nuyu di gërëm sama xarit yi nga xamante ne ñoo nekkoon dans l'ex populaire. xam nga journal populaire. journal populaire dafa exister fii presque pendant 20 ans. tëj na. ba muy tëj ñu tijji leneen dàq ña fa newoon ñi ñu amee leen ay 5 ans de salaire fayaluñ leen IPRES fayaluñ leen caisse de sécurité fayaluñ leen dara tey am na si ñoo xamante ne ña nga fa liggéey jamono yi may wax ak yow ay pré-retraité na ñaari 15 amuñu ko dañuy xëy di taaba comme ñëpp alors que jox nañ ñaar fukki atu seen dund jox nañ ko journal bi alors que amuñu dara ci te borom journal boobu borom barke la borom alal la mu ngi defal sax ay kii sociaux mais li ko warloog ñooñu ñu ngi daal tribunal nga xamante ni système bi mën na jël 10 ans yéeg ko wàcc donc loolu moo nar a am Sénégal c'est-à-dire da ngay ñëw créer sa média parce que homme d'affaires nga xam nga utiliser média bi mu nekk moyen de pression sous le door da ngay joxe information mais da ngay positionner ses affaires def ko pendant ñaar fukki at xëy am yeneen yitte ne ko ràpp tëj ne bon léegi yéen dem leen fu golo xam na boote na léegi après yow nga continuer pendant tout ce temps papier bi ngay utiliser état daf koy subventionné imprimerie bi ngay fay état daf koy subventionné chaque année nga am aide à la presse mu jox la ay millions di la def loolu ak loolu nga am ay buntu léeg-léeg doo fay TVA léeg-léeg ngeen dem 3 ans 2 ans encaissé xaalisu gars yi encaissé TVA bi encaissé lii bu ngeen daw gis président ba fa ne ko non defal ñu amnistie fiscale mu ne bon comme secteur média la démocratie la bon ok nañ leen baal waaw
nga dagg say employé nga dagg seen salaire impôt versé woo ko loolu moom moo ko sàcc la nga dagg leen seen IPRES versé woo ko wala sax parfois doo leen sax ubbil dossier IPRES donc yooyu yëpp ñun au lieu ñu nekk dans une confrontation dañ ne nañ toog xoolante ci bët waxante dëgg li état bu fekkee ne état dafa war a yokk loxoom ci soutenir secteur bi ñu wax ak état ba mu yokk loxoom ci soutenir secteur bi waaye it bu boobaa ku nekk si ñun la war na nga koy def liggéeykat bi li koy war na koy def mooy na sàmm àq ak yelleefu doomu aadama yi na sàmm éthique ak déontologie na def liggéeyam de façon professionnelle sans parti pris et sans partisanerie liggéeykat bi ki koy liggéeyloo na koy jox àqam ak yelleefam na respecter son droit à l'évocation de la clause de conscience na koy fay li mu ko war a fayal bu amee congé na ko bàyyi mu dem congé et cetera bu loolu mooy tax ñu am média yu ñoŋ média yoo xamante ni li ñuy produire day nekk lu am qualité lu am solo loo xamante ni public bi da koy soxla di ko jëfandikoo. te surtout ñëpp bu fekkee ni dañoo bàyyi situation bi nii. journaliste néew ma nag excuse la. mais c'est une des raisons. bu defee bon journaliste bi bu xëyee xamul fu mu dem di lijjanti ay per diem. di lijjanti ay rencontre di dem ci ay hôtel gi demee noonu pour am fa benn 10 000 wala benn 5 000 bu ñëwee. ki ko jox 5000 bi naan ko waaye yow papier fu mu toll. kii naan ki ko jox 10 000 naan ko mais booy. dama titre nangam gisaguma son bi mais après loolu ngay jël jox ko askan wi ñu koy dundee di ko consommer comme étant de l'information. Mais cette information elle est biaisée, je suis désolé. Depuis le début elle est biaisée. Bamba ci ren jile élection locale dañ doon dégg ñu bëri doon wax la jeunesse doit se politiser. Est-ce que jotul ñu lancer le mot d'ordre les journalistes doivent se syndiquer? Ndax syndicat bi itam ñu bëri dañuy wax Synpics moo war a ñëw def mais yenn saa yi dañu dul comprendre est-ce que gox bi kër maison de presse bi ci moom la journaliste yi war a syndiqué wu Synpics fekk si leen wala Synpics moo war a ñëw fekk si mbir mi ci leeral rek ngir ñu mën a jeexal ndax kiiti mbubb yore si moom mooy def si. Synpics bokk fa yomb lu yomb la da ngay ñëw rek jënd carte de presse ndax kër gi ngay liggéeyoo mën ngeen après nag ñi fi am carte de presse yëpp dajaloo def lu ñu woowee section mais yow mën nga fay jóge tey dem suba RFM. mën nga jóge RFM gannaaw suba nga dem RFI gannaaw suba mën nga fa jóge dem Canal wala nga dem Bini Sport wala nga dem ci beneen média bu international wala sax nga freelance donc ça n'a rien à voir ak fi ngay liggéey c'est une volonté mu ngi mel ni nga yor rek ñu ne la mën ngaa dem uti assurance ci kër gi wala ci kër gële wala ci kër gële. waaye daal na nga am assurance. mais l'essentiel mooy na nga am assurance ndax bés bu la yàlla defalee tegee ndogal assurance bi mën laa wallu ci yenn yi. donc syndicat tamit loolu la. li gën a dooleel syndicat nag mooy le plus mu am ay nombre d'adhérents plus la ci lay am doole. te loolu aussi bu ko baax nañu ñaaxaat booy yi. xam ni dem jël benn 3000 francs wala benn 5000 francs ñoo bokk Synpics. bon parce que cotisation yi sax souvent c'est pas ça. mais nañuy cotiser aussi cotisation yi 1000 francs la wala 1500. waaw mais d'accord mais xam nga parfois booy yi bon ñu ne non grand bon xam nga tey dama war a def lii na nga ma ne bon garaawul quoi. mais au moins nga identifié wu xam ni wax ni. bokk bi may bokk dafay gën a dooleel day ñoral dafay wan ne ni secteur bi man ci laa bokk te dama am fierté xam nga man dama bëgg boo yoo xamante ni dañoo tànn nekk journaliste wala ñu tànn nekk technicien wala ñu tànn di def beneen ci métier ci communication yi mais dama leen di fan bu fekkee ni ñoom dañoo fan seen bopp dama bëgg journaliste yi Sénégal yi xam ni duñu ay va-nu-pieds duñu ay moins que rien nañu jox mais tant que jox ñu seen bopp cër respecter seen bopp bu ñu demee barkaat démb dañ ma woo ci élection yi ma terminé foofu ay woy dañoo dugg ci benn centre de vote gars yi voté yenn leaders yi voté génn ñu bëgg leen tal micro gendarme bu fi nekk ne non génn leen ci biti après gars yi woo ma ne ma non dañu ne nañ génn ci biti pour def ma maa ngi nelaw ma leen mais booy da ngeen di taxaw da ngeen di bañ ñu jàpp leen parce que parfois jàpp boobu taxaw boobu ngay taxaw du question dañuy def de l'insubordination ou quoi que ce soit mais taxaw bu ndaw boobu ngay taxaw symboliquement da ngay jëmmal say droits bien entendu dans le respect des règles te da ngay dimbali corporation ba bu ëllëgee lu mel noonu du dal keneen mais bu ñu la jaayee doole wala ñu jaay la napp la nga daw ba pare nekk fa di ngal-ngal yi ak di ree làmmiñ amul solo donc booy yi du ma ne sax booy yi ñun ñëpp laa wax parce que am na si ñoo xamante ne ay magum jëmm lañu te ñoom it xëy na sax booyee leen tànn nañu façaat suñu nañu defaraat suñu laxasaay xam ni rôle bi dañu am rôle ci réew mi
te rôle boobu il faut ñu assumer ko te première fonction buy tax nga mun ko assumer mooy nga gëm sa bopp. gëm sa bopp surtout. respecter sa bopp. da ngay def conférence de presse man du boo ma woowee conférence de presse ñaari yoon. ma ñëw aw ma possibilité de poser question boo ma woowee ñetteel bu ñëw. aussi simple que ça. fu la bi aussi yow. mais léegi booy yi da ngay gis da ngay ñëw ci benn waaye mu tararade pendant 3 heures de temps boo paree 2 minutes pour nga poser question du la ko may. mun la merci. man boo ma waatee du ma ñëw loolu journaliste bee koy jox boppam. fula loolu nekkoon ay message yu Bamba Kassé secrétaire général bu SYNPICS doon lancé à toute la corporation ni mu ko waxee yenn saa yi moom yow yaay jox sa bopp gëdd ngir ñi xam ne ñu nekk sa kanam itam ñu mën la fulal moom la ñu daloon tey ci seen bloc d'information la doon waxtaanee lu jëmoon ci seen assise des médias yi xam ne moom la ñu tàmbali fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 ngir waxtaanee lépp lu jëm ci biir médias yi contenu yi journalistes yi presse bi en tant que tel lépp lu xam ne war nañ ko def comme liggéey ci nan lañ ko war a amee waaye itam ci nan la ñu war a mën a gën a doolale liiti média fii ci biir réew mi jox leen dig daje ëllëg incha allah beneen gan waxtaanee lépp lu jëm ci actualité wala ci information ci biir Sénégal jërë ngeen jëf mbokk yi